benn waxtu toftal benn minute ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi njolloor gi dina bokk ci li ñu waxtaane tey mbiru justice ak procès Ndiaga Diouf Barthélémy Dias ñu ko doon àttewaat tey foofee ca tribunal bu Ndakaaru loole nag ñu dàqandiko ba ci atum 2019 doomi maire Jean Paul Dias bi nag teewloon tey mu ne nag faw mu taaxirlu ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier laata ñu yàdduwaat ci lépp lu wàjju woon ci mbiru Ndiaga Diouf assainissement foofee ca cité police bu Zac Mbao askan wa moom jaaxle la ñu nekk fan yi li ko waral travaux yi ñu sumb foofu ci train express régional ñuy ragal rek mu fàtt yi nga xam ne mooy réseau d'évacuation bi doon yóbbu ndox mu baaxul bi ak ndoxu taw bi gàmmu Tiwaawoon foofee nag ca diwaanu Tiwaawoon ñu ngi nemmeeku rek ay këru liggéeykaay wala sax ay institution yu bëri yu fay teew ñooñee di sàkku rek ñaan profito ci li ni mel ziar ci loole nag waa HCCT ñu ngi fa woon gannaaw waa GFM ñu fa nekkoon démb ci mbiru sport dinañ wax ci wàllu football ak jafe-jafe yi doxoon diggante Jamil Faye ak waa GFC foofee ca Guédiawaye wala Guédiawaye football club tribunal arbitral du sport nag jox li nga xam ne mooy dëgg waa GFC rek fédération sénégalaise du football di rafetlu li ni mel mu gis ne rek dëgg bi moom faw ñu fësal ko GFC jamono jooju nag mu woo doomu gox ba yëpp kenn ku si nekk nga def sa kem kàttan bu ko defee rek club bi mën a yeggaat première division mbokk yi loolay ponk yi boo leen taaxirloo tuuti ñu faram-fàcce. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru bëccëg gi ñu door rek ko mbiru yoon ak procès Barthélémy Dias loolu aju woon ci mbiru Ndiaga Diouf bi nga xam ne rek moom lañ fàttoon procès boobu nag dañ ko daxandi ba atum 2019 ci loolu sax li ci gën a fës rek mooy ki nga xam ne mooy maire Mermoz Sacré-Cœur moom teewuloon foofee ca tribunal ñu ne nag faw ñu taaxirlu ba fukki fan ak ci juróom-benn ci weeru janvier bi di ñëw rek laata ñu koy mën a dégluwaat ci mbir moomee Fatima Touré teewoon na fa tey. 14 novembre tribunal daal di renvoyé procès Barthélémy Dias ci affaire Ndiaga Diouf mi nga xam ni dañ ko fi rayoon ci atum 2011 6 janvier 2019 nag la ñu jàpp ni maire Mermoz Sacré-Cœur war na taxawaat ci kanamu àttekat bi ngir xam ndax day jëlu këram wala rek tribunal daf koy condamné li waral renvoi bi nag suñu sukkandikoo ci suñuy source mooy que ni avocat Barthélémy Dias nag jotuñu benn citation bu nga xam ne rek dina leen permettre ñu daal di wuyu ji tribunal. ci fàttali Barthélémy Dias 22 décembre 2011 tribunal daf ko condamné woon ci 2 ans yoo xam ne rek 6 mois yi lay tëdd kaso tey nag affaire Ndiaga Diouf daal di ñëwaat ci table ji ci contexte boo xam ne rek élection présidentielle ñu ngi ko dëkkmal 24 février 2019 lieutenant Khalifa Sall nag di jëm ci procès boo xam ni ñu bëri dañoo jàpp ni rek risque la ndaxte parquet bi nag dafa ñaan rek ñu daal di koy tëj fukki atu kaso. ñu wax ci leen mbiru Khalifa Sall ak kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall yëkkati woon na ko foofee ca France 24 dina daxul sax ngir amal ab jégal rek bés bu faluwaate loole nag ab farandoom di Bamba Fall ne sàkkuwuñu ci kenn nag ñu jégal leen ndaxte dañu gis ne rek ba jamono ji li ñu leen di toppee dafa rax politique ba tax na rek dañu sàkku ci yoon mu def liggéeyam bu ko defee rek kii di Khalifa Sall mën a dellu ci liggéeyam uuf njabootam. ñu wax ci leneen dem ba ca Zac Mbao foofee nag ca cité police moom askan wa jamono ji nekk ci ay jafe-jafe li ko waral la ñu gis ne travaux yi yees yi ñu sumb ci train express régional boobu mooy dina fàtt lépp lu aju ci seen réseau bi doon yóbbu ndox mu baaxul bi ak itam ndoxu taw bi rek ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen bu ko defee rek jafe-jafe boobu ñuy ragal bañ a dal seen kaw Maïmouna Sarr yoroon seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam. fi ñu jëmee loolu moo ñu metti parce que bañ commencé di dekk raay bi ak poussière bi ak ñun ñu koy dund ak suñuy doom di feebar ñu commencé fa la njëkkanteeg ñun mu metti ñu gisuñu kuñ ko saafara ñu ne tekk rek toog ànd ak suñu yar ak suñu dal ñu loolu jàll ñu commencé ak ñun ak miir bi ñu ne leen miir bi bu fi jaaree daf ñu indil ay problème ku ne xam na ne maam Siré gii nii
ak sac mbaa bi diggante suñu kër yeeg raay soreewul suñ ci bëggee bàyyil ñu 2 mètres miir bi jaar suñu buntu kër dèjà nee woon nañ leen oto ambulance bu fi dee dugg maanaam day taali duñ am fu mu jaar nee woon nañ leen oto virage bu dee duñ jëm ci kër yi du am fu mu jaar surtout yow sa oto bopp say doom dañuy jàngi duñ am benn sécurité te fii xam nañ ne dafa lëndëm moom trop barki dem la ñu doog a defar fii ay lampe yaa ñuy dégg raay bi ñu tegal fii nii waroon nañoo am yoon bu ñuy jaar di jéggi suñuy doom waroon nañu am raay fu ñuy jaar di jéggi. ñu wax ci leneen ak li ñuy faral di nemmeeku ci gox yu bëri fii ci Sénégal rawatina daay yi nga xam ne rek day sonal askan wi ci loolu nag ministère de l'environnement jël na ay dogal ci diwaanu Louga Saint-Louis jàpp Matam ñu ubbi fa yoon rek luy tax bés bu ab daay amee foofu rek du mën a sori loolu nag nu ne liñ ci jublu rek mooy xeex lépp lu aju ci loolee ndax atum ren ji gis nañ ne ak taw bu bëri bi dafa tax daal ñax bëri lool te loolee yenn saay bu amee rek dafay faral di indi jafe-jafe te jaay moom day sonal ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mbéy rawatina ñi nga xam ne rek ñoo yore jur gi. ñaari centrale solaire yoo xamante ne rek dinañ ko samp ci diwaanu Kahone ak Kayel loolee nag dana jàppale waa Sénélec ci lépp lu aju ci courant bi ñuy jagleel askan wi ak taxawaay boobe nag ñu gis ne lëkkaloo bi dox diggante Sénélec ak këru liggéeykaay bi de NGN Meridiam dina tax rek képp ku amuloon courant nga mën ci jot Cheikh Diop teewoon fa andi ci ak Jaafara ba. ñaari centrale solaire photovoltaïque nañ ko amal fii ci réew bu Sénégal loolee nag di ab production bu 60 mégawatts ngir daal di renforcer li nga xam ne moom moo di parc solaire bi nañ ko amal ci ab énergie de qualité waaye itam de quantité réew bu Sénégal ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay partenaires am di NGN Meridiam. pour signer contrat bi nga xam ne day tax ñu yokk sunu jumtukaay ci wàllu toggum courant jëmale ko ci courant bu jógee ci jant bi ñu koy wax énergie solaire. tey nu signé pour defaat yeneen ñaar benn Touba benn Kahone soo ko boolee mu doon juróom benn fukki mégawatt ci nu ñuy natte courant. bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk commission de régulation de l'électricité moom mi leen nag di xam la ne amul benn lëndëm ci lépp lu soxal wàllu processus d'attribution boobule. dañu teg benn processus bu transparent lu mot ñaar fukki candidat ak juróom-ñett 28 ñaar fukki candidat ak juróom-ñett ñoom ñoo compétir bu ñu compétir ñu seet leen mais li nga xam ne daal moo leen doon départager mooy qui propose le prix parce que pratiquement qualification technique yëpp candidats yi amoon nañu ko donc ñoom bi ñu gisee ñoom li ñu proposé mooy kilowatt heure bi ñu ngi koy jaaree Senelec loo xam ne motul sax juróomi dërëm. jamono yi tembe li des rek moom moo di daal di wéyal li nga xam ne moom moo di liggéey boobee fi mu nekk nii nag dinañ amal li nga xam ne moom moo di démarrage bi. ñu ngi ci xaaruñu sax signature bi tey pour tàmbali dafa loo xam ne tàmbali nañ ko ay weer ci gannaaw pour rek buñ ci toll rek mu gaaw donc fi ñu toll tey mooy am na condition yu bëri yu ñu war a liggéey maanaam terrain beeg fay compensation yi ak population yi finaliser financement bi yaakaar nañ ne fii vraiment mois de mars avril dinañ war a mun démarrer travaux yi bu ñu ko démarrer nag fukki weer ak ñaar lañu yaakaar ne dinañ ko war a mun livrer centrale ba ci à la Sénélec. fii ak atum 2025 ñu nemmeekooti benn coupure de courant loolee nag nekk bëgg-bëggu directeur général bu Sénélec. ñu wax ci njàng mi njàngale mi dem ba ca diwaanu Bambey foofe nag université Alioune Diop ba fa nekk rek sargal nañ ko loolee ñuy duppee assurance qualité di fësal taxawaay bu rafet bi mu am ngir tàggat xale yi. loolu nag mu ne université boobu mooy bu njëkk fii ci Sénégal maanaam université publique bu am boobu la raaya loolu rek di firndeel taxawaay ba ñu am rek ngir lépp lu aju ci njàng mi fii Sénégal ñu taxaw ci bu baax a baax ñu teewlu ci loolu professeur Lamine Gueye mooy recteur université Alioune Diop bu Bambey. université bi suñu université Alioune Diop bi sax fii à Bambey dafa jot tey jii benn mandarga. benn raaye boo xam ne moom la ñuy wax habilitation institutionnelle loolu nag lu am solo la parce que balaa koy ab université jot dafa am fu muy jaar ak benn natt bu ñuy def ci université bi kuréel bi nga xam ne ci gouvernement bi moom moo yor loolu ñu ngi koy wax autorité nationale de l'assurance qualité nga xam ne képp kuy jàngale ci réew mi moom mooy xool li ngay jàngale est-ce que am na li ñuy wax qualité wala déedéet ce qui fait que bi ñu ko décidé ñun dañoo démarrer procédure yi bind lépp lu ñu fiy def ci benn rapport envoyé ko ci autorité boobu nag moom mooy tànn ay experts de très haut niveau ñu ñëw
càmbar université bi loolu jeexee nag experts yooyu dellu réunir taseeg ñi yor conseil scientifique bi ci loolu nag la ñu décidé ne université Alioune Diop war na am léegi habilitation institutionnelle loolu nag dañ ciy sant parce que yàlla def na ñun ñooy première université du Sénégal ci secteur public bi bu jot habilitation institutionnelle boobu. ñu wax ci mbiru li nga xam ne rek mooy religion wala sax diine ak gàmmu Tiwaawan bi ñuy waajal jamono ji waa au conseil des collectivités territoriales ñu ngi woon ca diwaan bu sell ba rek sàkku ñaan profito ci li ne mel tamit ngir sàkku ci xalif général mu ñaan ci réew mi dal sax fi dàkk ci loole nag Tanor Dieng di njiital HCCT sukkandiku ci loole nag ngir rafetlu liggéey bi nga xam ne rek kilifa diine yi ñu ngi koy def ci biir Sénégal jamono ji ngir képp ku fi dund rek nga mën a nekk ci jàmm ak salaam ñu teewlu ko ci micro Cheikh Anta Diop. sant yàlla bu baax lim ñu may ñu ñëwaat fii ci Tivaouane parce que su gàmmu gi jegesee dañuy ñëw fii ci ñaari tànk benn bi mooy parti bi ñu bokk muy parti socialiste daan nañ fi ñëw te boobu nekk guñ président du haut conseil léegi comme nag ñoo yor haut conseil bi dañu fi ñëw ak membre bureau yi nga xam ne am na ci Mayel Thiam ak Fatimata Niane ñi nga xam ne ci wàllu jigéen ci membre du bureau la ak yeneen membres yi ak nag ñi nga xam ne ñooy famille religieuse yi parce que famille religieuse yi ci biir haut conseil mën nañ ci lu ëpp fukk waaw représenté famille religieuse yëpp loolu dafa wone li nga xam ne président Macky Sall teg ci famille religieuse alors c'était la même chose d'ailleurs président Senghor nga xam ne minorité chrétienne ba pare sëriñ si kilifa diine ñoo ko jàppale Abdou Diouf c'est la même chose ak rapport yi amoon ak Touba ak Tivaouane ak ñun itam loolu nag la ñuy jéem a continuer di ko continuer ci suñu wàllu politique di ko continuer aussi ci wàllu institution yi mooy que au conseil boobu Macky Sall ci boppam moo xalaat ne kenn ëppale wu ci place famille religieuse yi mu dugal leen ci parce que dañ koy xalaatal ci wàllu gox-goxaan yi di ko xalaatal nag am xalaati famille religieuse yi loolu dara ëpp ko ci moo tax su neexee yàlla ak ni ñu ko yaakaare ak ni ko ñëpp di gisee lu ci bari lu ñu ciy def duñ ci juum parce que balaa ñu ciy def dañ ciy wax ak ñoom waaw loolu yëpp ñu di ko rafetlu diversité c'est loolu mooy Sénégal je crois que loolu yëpp jàng lañ ci war a tiré waaye daal li ci am solo rek mooy dañoo ñëwoon pour ziyaare si feddali coloré sàkku si ñaanal leen ñoom itam. ñu des ak Cheikh Anta Diop foofee ca diwaanu Tivaouane wax ci weneen kilifa bu fa teewoon foofee ngir indi li nga xamante ne mooy taxawaay nguuru Sénégal dinañ nañ nag Mansour Faye di jëwriñ bi ñu denk ministère de l'hydraulique ne nguur gi dina jël matuwaay yi war ngir jamonoy li nga xam ne rek mooy mawlid bi duñu am benn jafe-jafe ci wàllu ndox te loolee fas nañ ko wéyal ci fépp foo xam ne rek dina am màggal boobu leen Cheikh Anta Diop moo ko tàllal micro bi. dañ ñëwoon maanaam ziar si xalif général des Tidianes impliqué defal ko compte rendu ci action yi nga xam ni état bi jëloon nañ ko ci CRD bi passé dugg ci wàllu gàmmu gi ci lu nga xam ni président moo ñu ko sant muy wàllum ndox ak wàllu assainissement ci wàllum ndox mi engagement yi ñu jëloon yëpp respecté nañ ko extension yi à peu près 20 kilomètres def nañ ko ba tegal yenn yoo xam yenn 5 kilomètres yi nga xam ni limite parce que bu ñu soxlaa yeneen ñu yokk ko ci loolu aussi engagement bi respecté nañ ko les points d'eau yi nga xam ne ñooy nekk ci yenn quartiers yi wala yenn espaces yi wala au niveau des sites d'hébergement tey jii nee nañ mën nañ jox 550 points d'eau loolu aussi ñu ngi ciy liggéey te sori na maanaam sax pare na lu leen yokkal la ñu nekk di def pour le moment pour mu gën a mat donc ci wàllum ak aussi loolu bu weesoo am nañu les camions citernes yi nga xam ne ñooy def ndox camions yi environ 70 camions yi ñëw nañu pour renforcer parce que maanaam bés yi mel nii demande bi day yokk bu demande bi yokkoo xëy na dana am ay koñ wala ay quartiers yi am jafe-jafe loolu moo tax ñu yokk ci mbiri maanaam ay camions citernes donc ci wàllu ndox mi yaakaar naa ne du am jafe-jafe noonu bien que xëy na sax xam nga comme population bi day yokk ci wàllu juru gàmmu dëkk boo xam ne bu nekkoon 1000 bu gàmmu jotee mu nekk 3000 wala mu nekk million bu gàmmu jotee mu nekk 3 millions dafa am moment bu nga xam ne demande bi day bëri mais ci lu ñu yaakaar ak ci lu ñu liggéey yaakaar mën ndox mi am jafe-jafe noonu léegi beneen wàll bi mooy wàllum assainissement xam nga ni Tivaouane am na programme boo xam ne da ko bénéficier mooy programme 10 villes yoo xam ni président de la République Macky Sall def na ci 4 milliards
travaux yi commencé nañu waaye fii léegi ay at ak lu teg xëy na mu pare. ñu des diwaanu Tivaouane ak délégation bu groupe Futur Média ñoom tamit ni démb ñu yoon foofu rek ca réew bu diwaan bu sell ba ngir sàkku ñaan ziar tamit ki nga xam ne rek mooy xalif général. délégation bi nga xamante ne rek kii di Alioune Badara Fall moo ko jiite woon sàkku na ci kilifa yi ñu ñaanal réew mi sukkandiku ci loolu tamit ngir jël ci as lëf ci li ñu jàpp rek ci wàllu jumtuwaay ngir baaxee ko ñi nga xam ne rek ñoo feeti Tivaouane loolu lépp ñu ne nag liñ ci jublu mooy fexe ba dugal seen loxo ci lépp loo xam ne rek mën na tax boobu lay gàmmu gën a neex Alioune Badara Fall ñu teewlu ko ci micro Cheikh Anta Diop. groupe Futur Média dafa baaxoo at bu ne ci jamono ji mu ñëw ziar si waa Tivaouane ziar si Tivaouane seet si xalif bi joxe suñu ziar mais également indi suñu participation ci wàllu symbole bi maanaam ci wàllu matériel bi mais li ëpp solo mooy Futur Média gis boppam ci màggal gi ci gàmmu gi itamit ndax gàmmu gi lu am solo la mu nekk loo xam ni xëy na dañ koy def ci dëkk ci région yëpp mais Tivaouane moom moo ko yeyoo. bu loolu weesoo ñu ñëw xalif bi dalal ñu wax ci wax ju rafet ñu am ci tamit mbégte ñu am ci tamit li nga xam ni moom mooy satisfaction ndax liggéey bi diggante Futur Média ak Tivaouane yàgg na boobu ak léegi yàgg na am na 15 ans te def naa ni lu yàgg dëgg la bu ñu seetloo itam dañuy gis ni Futur Média am na ay produits yu bëre ci wàllu diine déjà am na li ñuy wax télévision TFM religion mu taxawaay bu am solo ci wàllu diine. mais yeneen entité itam tooguñu ndax télé bi am na TFM am na lu mu ciy def rajo bi RFM am na lu mu ciy def l'Observateur am na lu mu ciy def waaye itam IGFM am na lu mu ciy def te am na yeneen produits yoo xam ne war nañu ñëw donc loolu yëpp mu nekk ci li nga xam ne moom mooy politique bi nga xam ni mooy politique yaatal bi nga xam ne ki nga xam ne moom moo jiite groupe bi di Youssou Ndour am na ko am na gis-gisam mu nekk vision am loolu yëpp visite bi ñu dugg fi tey def fi si la bokk donc ci vision président groupe bi la bokk. bu loolu weesoo itam xalif bi dalal nañu ñaanal ñu mu am solo message bi mu délivré message de paix la maanaam jàmm ak jéggal parce que gis nañu ni Sénégal fi mu ne dañu jëm ci ay élection mu nekk loo xam ne ay jamono yu xaw a tiis la yu xaw a diis waaye itam ci wàllu société bi sax société bi ni ñuy comporté am na violence ba tax nag mu lancé message boo xam ni pour ñëpp baalante pour ñu dem ci jàmm ku ne jox sa morom loxo ngir Sénégal mën a suqaliku. yegg si tàggat yaram wax ci xëccoo bi doxoon diggante Jamil Faye ak waa Guédiawaye football club loole nag ñu gis ne yoon wala sax waa tribunal arbitral du sport ñoom waa GFC la ñu jox dëgg ci kanamu ki nga xamante ne rek mooy Jamil Faye loole nag waa fédération sénégalaise de football ci kàddu ki nga xam ne mooy président Ligue 1 di Sayer Seck di rafetlu li ni mel mu gis ne rek dëgg rek la moom la ñu wax. ba tax na jamono ji loolu sax day gën a dooleel taxawaayu fédération sénégalaise de football ñu teewlu ko ci micro Mamadou Fall. ñun li ñu yóbbu woon taas moom la taas atte ne li nga xam ne moom la ñu atte woon fii ci Sénégal tegu na ci yoon et donc amu ci benn moddu daan boo xam ne teg nañ ko ci kaw fédération sénégalaise de football. ak ci kaw ligue sénégalaise de football professionnel kon nag loolu dañ koy rafetlu wane rek ne liggéey bi ñuy def fii liggéey boo xam ne liggéey bu set la doonte wax ji bare na ñiy wax bare na waaye ñuy ëpp li nga xam ne ñooy wax ñi ëpp wax du ñu ñooy wax li nga xam ne mooy dëgg ak mooy yoon li ñu doon def ci yoon lañ ko tegoon tas confirmé na ko donc loolu ñu ciy am effectivement mbégte mais di wax ne Jamil Faye kenn dàqu ko ci footballum Sénégal parce que footballu Sénégal kenn moomu ko képp koo xam ne mën nga cee andi dara boo ñëwee ci anam yoo xam ne ay anam yu dëppoo la ak charte yi nga xam ne moo ŋànk footballum Sénégal boo ci liggéeyee ñu andi ceeg yow liggéey ceeg yow waaye nag boo ko buggee waroo andi ay charte yoo xam ne say charte bopp la bu boobaa itam ñu bañ ko dem ca fa mbaxane doone benn ñu atte ko. mu mel ni bu ndëgg wureegul ci mbir moomu ndax ki nga xam ne mooy président GFC association GFC
moom nag nee na dina yóbbu ci yoon kii di Jamil Faye ndax gis na rek lépp lu ci lal woon donte leer na sax waaye fasewunul dakkal li nga xam ne moo nekkoon seen taxawaay ñu sukkandiku ci li ne mel di sàkku tamit ci doomu Géejawaay yépp ñu booloo bu ko defee rek waa GFC mën a yegg si waat ci Ligue 1 Cheikh Sadibou Diarra ci tënk bi àndi ci ak Youssou Bara. association Géejawaay football club jàll na si yeneen xeex bokk na si dajale doomu dëkk bi si jàppale club bi ginnaaw bi leen tribunal arbitral bu sport joxe dëgg seen diggante ak Jàppo SA bu Jamil Faye. lépp lu ñu wax dañ ko tënk ci li nga xam ne ni dañuy génne ponk yi nga xam ni mooy leeral lii bu amee lii moo koy àtte loolu ñun ci la ñu tënk woon moo tax lii bett ñu léegi nag bi lii amee ñu daal di taxaw ni léegi nag bu ñu fàtte ni ànd boo gis neexoon na bu naqaree it bu ñu fàtte la neexoon moo tax tey ñu tàllal suñu loxo ñëpp. Abdoulaye Sall ak ñooñam am nañu tamit leneen lu leen tax a jóg muy satal seen dar. li indi loolu mooy protocole bi nga xam ni moom la ñu signé woon en 2011 dafa réer mais entre temps ñu defar beneen protocole mais protocole boobu ñu defar am ay ponk yoo xam ne méngoowul ak la nga xam ne lii man yore woon naa ko ma xool ni signature yi ñu ci def méngoowul ak li nga xam ne lii moom mooy sama signature loolu nag il faut ñu leeral ko ci yoon waaye boobu du doon yoonu sport kooku beneen yoon la boo xam ne bi moo yoonu réew. ak Géejawaay foot pro bi ñu taxawal daaw ak Thialis Faye équipe bi bëgg na yéeg ci Ligue 1 bi ren. ñun ñoo tabax suñu société waxtaan ak Thialis muy doomu Géejawaay nag. signé ak moom bataaxal boo xam ne bi day xam ni société bi association bi moo ko moom waaye moom la ci ëpp ca pàcc yi nga xam ni moo tax ñu am société bi moom moo ko joxe kon moom moo koy njiitee loolu nag ñaari at la. ginnaaw at bu ñu nekkee ci mbiru yoon Géejawaay door na Ligue 1 bi ak taxawaay bu rafet ñaari jongante ñaari ndam. Cheikh Sadibou Diarra ñu wax ci football toujours waaye bii pa dañuy wax ci lu aju ci nawetaan ak jafe-jafe yi ñu nameekoon ci diwaanu Ndombo foofee ca région bu Saint-Louis bu amoon benn supporter bu si wala dirigeant sportif bu ci ñàkk bakkanam ñu sukkandiku ci loolee rek foofee ca diwaanu Saint-Louis ngir jox kàddu gi ñoo xamante ne jot nañu diriger ay ASC jot nañu diriger ay zone tamit ñu àddu jëmali ci lépp lu aju ci nawetaan ñu gis ne rek po kese la te bu demee bay jur jafe-jafe moom amatul solo Cheikh Ousseynou Thiam talal leen micro Ousseynou Diop talal leen micro bi àndi ci ak Habib Seck. jamono ji dañu nemmeeku lu jëm ci wàllu nawetaan yi ay jafe-jafe di ci am bokk na ci ca ndomb Sanjiri foofu ay supporters ñoo doon xeex yu bokk ci ay seen ndomb ak ay seen sulker kenn daal ciy faatu turam di Mansour Serre fii nekk ci diwaan Ndageg di yëngatu ci wàllu nawetaan di ko ñaawlu. naqarlu li nga xam ne moo am ndombo foofu parce que loolu daal jekkul ci football jekkul ci sport sax laay wax d'autant plus que ñooñu nga xam ne ni ñoo ne foofu ndombo ñooñu ay mbokk lañu dara jarul ci àddina ñuy war a xeex ngir football. lu ñu gis nag mooy lu ni mel ci wàllu phase éliminatoire yi lu ci bari lay am muy ay stade yoo xamante ni xeex dafay am rawatina supporters yi nekk ci quartier yi lan moo waral lu ni mel ñu ci bari di ci joxe seeni xalaat. violence bi li koy indi bokk na ci passion bi am ci nawetaan yi jàpp nañ ni équipe nawetaan dañu jegeyantoo et xëccoo boobu aussi day tax match yi xaw difficile et derby xëy na derby la ci terrain bi. mais léegi derby dañ koy yóbba ci koñ bi. koñ ay ñaari koñ yu jege supporters yi di xuloo di xeex ba gaañante wala ba def leneen lu dul noonu am na yoo xam ne aussi violence dans le stade la dans le stade la koy indi xaw na bari tuuti pratique occulte bokk na ci mooy maanaam xonjam bi ñu gis kat jour bële ma ngay jële xonjam bële wala ma ngay wis. yaakaar naa ne nag li waral loolu parfois ci supporters yi ak ñenn ñi nga xam ne nii. bëgg seen équipe day tax ñuy def loo xam ne nii dañ koy rëccu ji après mais lii nag man li ma ci gis mooy autorités yi ñu commencé ko ci ministère des sports ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci sport bi commencé ko ci ONCAV ORCAV ak ODCAV yëpp war nañu jël ay mesures. nit ñi nag li ñu gis kon mooy wàllu passion bi mooy ëpp lool ba fair play bi supporters yi di ko fàtte mu mel na kon war nañu teg ay pexe ngir lu ni mel ba ñu amat. pour saafara ka nag ñaari mbir moo am war nañ continuer di waxtaan ak sunu ay naataango. sunu ay xale pour jéem leen faire comprendre que violence amul njëriñ. équipe yi dafa manqué ay grands dirigeants yoo xam ni am nañu formation parce que bu njëkk nawetaan dafa amoon de grands dirigeants de haut niveau ñoo xam ne vraiment da ngay xam ne ñii ay dirigeants lañu daanu ñaax supporters yi
daanu ñaax équipe yi ñaax joueurs yi ba nga xamee ni doo gis violence. ginnaaw faatug Mansour Serre sous-préfet bu Mbane jël na ndogal daal di dakkal lépp lu jëm ci wàllu activité nawetaan ci zone bu Mbane lii nag di wane ni xale yi war nañu gën a bàyyi xel nawetaan bi ngir xeex yi ciy am ñu mën ko dakkal. Ousseynou Diop ñu yegg ci li ci yenn kay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. cirë ngeen jëf kuy làqatu di man di booy jàng di feeñ loolee moo dal état bu Sénégal yëral xët mu njëkk enquête dina kaay dañu doon wax naan réew mi da banque xaalis amu fi tension budgétaire moo am ci réew mi ñu koy weddi ak di ci lam-laamee yéenekaay bi nee nañu Amadou Ba ministre économie finance ak plan nangu na ne tension budgétaire am na ci réew mi donte teg na ci ne ay jafe-jafe la yuy jàll politique sociale bi gouvernement bi indi ngir dundi gi woyof ci askan wi loolee moo ko waral Amadou Ba ne ñaar rekk moo mënoon a am benn moo di ñu yokk njëgu courant bi ak produits pétroliers yi maanaam essence be gasoil be gaz be carburant bi ak yu ni mel te loolee xel xalaatu ko ne bu ñu ko defoon dana tar lool ci Sénégal lambda bi te président de la République di Macky Sall mënul ne dafa bëgg 2018 doon année sociale ba nuppi ñuy mitil mbir yi kon nag li fi sës moo di defi ajustement ci dépense yi la Sénégal nañu Amadou Ba nangu na ne tension budgétaire am na ci réew mi leeral na it li ko andi waxi Amadou Ba ji Sud Quotidien gis ci doxinu nit ku nekk ci mbir dem ba mu ëpp koy loxo muy jéggalu Le Quotidien xëy ko feelu xëy ñu xamal ne Amadou Ba ministre économique finance nangu na ne tension budgétaire am na ci réew mi wax na it ne mbir la moo xam ne du yàgg léegi tey mu jeex te gouvernement bi moo ko bëggee noonu ministre bi teg ci ne li ko indi bokk na ci li bërigo pétrole bi toogul benn place ak li gouvernement bi ci santaane njiitu réew mi jël 2018 def ko année sociale Amadou Ba ne dafay mitti rek waaye dinañu ko gérer Vox Populi nañu ministre économique finance di Amadou Ba nee na difficulté yi état bi moo ko bëggee noonu te dafay jàll ñu jàll ci page 4 bu Sud Quotidien suukar si Macky Sall baaxee commerçant yi réew mi ngi bëgg a soppali ko kaani ci ñoom ubbil yéenekaay bi collectif Auchan dégage ca nekk bokk ci Unacois ñoo doon amal démb ab janook taskatu xabaar yi ngir doon sàkku ci ñi jiite Unacois jàppo mu di ñoom Idi Thiam ñu leeralal leen ko tab 30 000 tonnes yi suukar yi président Macky Sall ne commerçant yi mën nañ koo importer ñu wax leen la ci am dëgg-dëgg ndax mbir yi dafa lënt seeni xel 30 000 tonnes yi suukar mooy quota bi njiital Unacois di Idi Thiam ngar dajjoo 15 000 tonnes ya bëgg leen a séddale li des leeral nañu démbit ci seen janook taskatu xabaar yi ne ay quota suukar du leen tax a teggi seen tànk du leen tax a yox-yoxi ñoom collectif Auchan dégage fa ñu ne woon fa la ñu nekk ba léegi du ñu bàyyi mukk li fekk Auchan jógewu fi te seetlu nañu ne njiit réew mi Macky Sall awagul yoonu jële leen fii avocat yi état bu Sénégal jëroon ngir ñu toppal ko Karim Wade ci coowal traque des biens mal acquis Les Échos ne nañu ñoom avocat yooyee ñoo ngi sikkimu ñoo ngi jongoro ñoo ngi taxaw état bu Sénégal ngir mu fay leen seeni honoraire nee nañu ñetti at boobaak léegi ñu topp ca di daw lu ne def nañu ko dem nañu sax ba ne léegi honoraire ya la ñu waxante woon danañ ci bàyyi 70% waaye ba léegi état bi daf leen di dig rek waxi kese nag mënutuñ ci wéy taxaw defante ko la ñu nar ñoo ngi nas seen plan de riposte Vox Populi xëy ak ñun ci mbambale dar Macky Sall ginnaaw kàddu yu fi yëkkati woon ci télé tubaab yi di France 24 jëmee ko ci Karim Wade ci Khalifa Sall ak ci Amnesty International yéenekaay bi nañu moom Macky Sall mi waxoon wax joojee jamono ji mook tama ñoo tolluy buum ne gaañu ñoo ngi àndandoo di riposte di ko tontu moom Macky Sall ka ca njëkk yéenekaay bi nañu mooy Seydi Gassama ndax nee na Macky Sall li mu def mu di dem ca tubaab yo tooge ñu fa jubluwu ci dara lu dul bëgg ñoo tam dëmm ak bëgg a gàkkal suñu der waaye loolee dafay sonal boppam rek na xam ne loolu yëngaluñu Maguette Sy bu Parti démocratique Sénégal ne waa Vox Populi Macky Sall ku koy wax dëgg na ko ne na waajal te xam ne dana dem rendre compte ci wére justice bi Aminata Diallo bu taxawu Sénégal jël kàddu gi xamal ñu ci xët mu njëkk Vox Populi nañu kii di Macky Sall waxam joojee mënoon naa ñàkk ndax waxu fa lu waxu li mu daan wax ci internet bi jamono ji muy fare ci kujje politique gi moom Macky Sall Source A mi ngi ñu koy fàttali Source A xamal ñu ne projet de loi bi jëm ci wàllu cybercriminalité ma nga ñu jëmee ci assemblée nationale suba ci alxames yi war ko faa waxtaane ñetti ministre de la république war a taxaw défendre ko ñi taxaw temm ci défendre ak a jàppale président Macky Sall Direct Info nee nañu ci xëta mu njëkk seenug lang mi ngi gën di yokk ne association nationale des mareyeurs du Sénégal gi Thierno Mbengue jiite ànd nañu ak Sidi Kanté dip opérateur économique dajale ba am juróomi junniy signature ngir wàllu parrainage ngir président Macky Sall Direct Info nañu 5000 signatures yooyu ci loxoy maître Oumar Youm directeur de cabinet bu président de la république ci la ñu ko teg mbir ma nga xewoon ci meeting bu Sidi Kanté ak mouvement bi doon amal ca Kër Saalum Diané ga ca Foundiougne nañu romb Foundiougne ànd ak l'Observateur génn réew mi dem Paris la France journal Groupe Futurs Médias bi mi ngi ñuy xamal ne première dame bu Sénégal di Marème Faye dund na fa coono bu rëy daj na fa lu mburu dajul cib taal ndax nit ñi ñoo ko seen defum diiraan daw songi ji ko ñëw di ko di soxla ak di ko teg pression mu juróon fa buuxante bu rëy ndaw si di Marème Faye Sall sonnoon lool dem ci sax bu mujju mer l'Observateur nañu benn gendarme bu fa nekkoon ak directeur général bu AEME ñoo ko ca génne. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeen la yéen tamit naka noonu ci kóolute beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.